jërëngeen def seetu Sénégal TFM namuñ dara. mbokk yi mbaa jàmm ngeen yendoo ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média ma rangé waat samay fil takku ba dëgër rek ngir di leen gunge guddi gi en direct ci télévision Futur Média bëggati nañu j'espère que yéen itam yéen a ngi bég fa ngeen féete ndogu ngeen ci jàmm def seen i naafila ak ñoom seen engagé télé bi comme chaque soir ñu fas yéene dem ak yéen daanaka xëdd tey nag ñu ngi jéggalooti organiser waat nañu wàññiwaat effectif bi puisque l'heure est grave ba tey ñu fas yéene leen gunge tey am na ñu doon xaar ñu fas yéene woon dem Medina Baye waaye dañu koo bëtal ba fileek ëllëg ngir am yu ñu organiser par rapport ak crise bi li nga xam ne ni actuellement sonal na ñëpp di crise coronavirus cas yi di gën di yokku pression bi bëri coow li bëri un peu partout à travers le monde du Sénégal kese bu ngeen demee ci dëkk yu mel ni France par exemple tey 11 mai ci la ñu tàmbali seen déconfinement progressif teewul coow laa ngi foofu Amérique waxi nopp dëkk yi nga xamante ni ñoom la ñu tuddee entre guillemets dëkk yi am puissance souvent ñu jàpp ne sax ñoo ñu gën intelligent ñu ngeeg seen i coow donc waxatuma la ak Sénégal dëkk bi ñu jàpp ni bokk na ci dëkk yi gën pauvre sànq président de la République def na discours am ba tey coow laa ngi wéy di bëri am na sax ñu ne jot na pour ñu xam exactement ñun sénégalais yi lan la ñu bëgg waaye yooyu yëpp duñ ci sori jot nañ cee def débat ci édition spéciale bu ngeen doon seetaan sànq ci diggante Chérif Diop Souleymane Niang seen i invité ay spécialistes ak intervention ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ak yeneen boroomi xam-xam donc rédaction bi def na ci li ci war ñun xam naa daañu débrief tuuti rek waaye li ëpp ci jotaay bi tey dinañ jéem sensibiliser comme on le fait tous les soirs jéem a jox leen ay information yoo xamante ni bokk na ci li ngeen yëg ba pare muy gën góorgóorlu yokku cet gi donte yenn saa yi da ngay foog ni cet gi sax amul sens ndaxte am na ci bëri ñoo xamante ni tëdd nañu feebar malheureusement et ñoom daan nañu respecter mesures yi donc continuer leen di ko respecter loolu mooy kàddu yi nga xamante ni jóge na ci kër docteur et que bu ñu ko defee dinañu éviter lawu Covid-19 bi maintenant ñu bëri nee nañu rien ne sera plus comme avant est-ce que dañu war dund ak feebar bi on ne sait pas de toute façon mbir la moo xamee ni am na te jaaxal na sax kudul borom xam-xam donc ñëpp jaaxle ñun ñi it ñu jaaxle donc yàlla na suñu borom sàmm ñu sàmm ñëpp ñi nga xam ne ñoo tëdd feebar ci Covid-19 bi yàlla na suñu borom sàmm leen on vous montre bilan wu tey bi ci ndimbalu équipe yi ci ginnaaw ci suba gi bi ñu xëyee rek ci la ñu ministère de la santé et de l'action sociale comme ni ma koy defee tous les matins jox ñu li nga xam ne ni moom la ñu tuddee situation tey bi lundi 11 mai 2020 11 mai ba muy neex daan na fekk heure bii ñuy célébrer Bob Marley waaye mënatuñu koo célébrer ndax Covid-19 et c'est malheureux pour certains heure bi daan na fekk dëgg-dëgg Buffalo Soldier bi jolli ak No Man No Cry bi ci télé yi concert Bob Marley yi mais bon kenn mënulul dara Covid-19 wala coronavirus bañ nag du dee jàmm lii moo bilan wu tey bi donc actuellement am nañu lu toll ci fukki ak juróom-ñeenti nit yoo xamante ni faatu nañu malheureusement ci coronavirus bi am ñu bëri ñoo xamante ni wér nañ ci alhamdulilah ak ñeneen ñu bëri ñoo xamante ni actuellement ñu ngi tëdd am ñoo xam ne tëdd nañu waaye feebar baa ngi ci ñoom amit ñoo xam ne actuellement ñu ngi Sowétas donc seen cas dafa grave yàlla na suñu borom fëgg seen i bopp am na ay cas communautaires yu bëri nag cas communautaires yi moom comme d'habitude moo jaaxal nit ñi xanaa rek ñu gën a yokk mesures yi bokk na ci nag masques yi on le rappelle xam nga masques yi moom ñu bëri itam foog nañu ni boo takkee masque rek mucc nga ci feebar bi waaw masques yaa ngi waaye lii complémentaire la mesure bu complémentaire la rek bi ma yoroon wadd na waaye dama ko takkaat xam naa nee na ma leen koy won rek donc masques yi complémentaire la maanaam da ngay set d'abord doog ko takk gis naa itam ni sénégalais yi ñu ngi dox ci ay visières yi ñu yore par exemple ñun ñoo ngi ko jëlee fondation Youssou Ndour ñu ngi leen di gërëm ay visières yu oyof la nga xamee ni mën na protéger quand même démb rek maa ngi ciy tooñ xale yi naan leen seen masque yi bu ngeen ko takkee da ngeen di mel ni ay soudeur métallique mais bon ku ñu ne woon dinañu dem ba di dawante doon li gën bañ a joxante loxo doon li gën di dandante doon li gën takk masque pour waxtaan doon li gën ku ne woon dina possible wala dinañu dem ba toll foofu
defe naa kenn du ko gëm surtout que ñun fii Sénégal li américains yi naan social living bi dafay fekk baax ba nga xamee ni ñun daanaka mesure barrières yi ñun la gën lakkal parce que nekkul suñuy habitude moo tax souvent da ngay gis nit takk masque wàcce ko bakkan bi nekk ci kaw et pourtant normalement bakkan bi daf ci war a bokk wala nit def erreur de loin ci mesure barrières yi donc c'est pas de nos habitudes mais daal nañu respecter mesures yooyu le ku am visière takkal ku am masque takkal parce que feebar baa ngi fi ñoom nag gouvernement yi mënuñoo toog rek ak seen ay mesures xëy na loolu moo tax ci dëkk yu bëri ñu koy jéem di ko apaiser par exemple à partir de demain couvre-feu bi 21h lay tàmbali jeex 5h du matin voilà dinañu ibbi bërëbu jaamukaayu yàlla yi loolu itam xam naa dinañ ci waxtaan ak borom xam-xam yi sañ ñu cee sori waaye daal nanu gën a góorgóorlu rek yàlla na yàlla sàmmuñu ñun ñëpp a ngi fi nag pour gunge leen Oustaz Assane ñu ngi lay nuyu di la ziar ndokkeel la jox la sa wàccuwaay ci bis bi tey. jërëjëf Baye Cheikh maa ngi lay delloo nuyu di la ziar di ziar bu baax ñi ñu bokkal plateau bi di ziar bokku téléspectateurs yu télévision Futurs Médias yi nga xamante ni guddi gu jot ñu topp ñu ci quartier général nga xam ne moo leen di gunge ci weeru koor gi di ñaan suñu borom subhanahu wa taala comme ni nga ko ubbee li nga xamante ni wax fa dëgg yàlla jaxase na xel yi di mbas mi yàlla na ko yàlla subhanahu wa taala jeexal mu jeex takk ci barke Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax li suñu maam doon wax rek Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum radiyallahu taala anhu doon na wax ne yàlla amul ku dul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul ku dul ñun ñooy njabootam kon yàlla na yàlla xool ci Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rus ko ci lépp la nga xamante ni lu ñu wax la te waxuwul wala lu ñu def te defuwul wala lu ñu jëf te jëfuwul yàlla suñu borom subhanahu wa taala xool ci jëmmi Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jéggal ñu ko ñun ñëpp teggul ñu fi li nga xamante ni moom moo di mbas mi dëgg la metti na jaaxal na nit ñi waaye suñu borom moom lépp la nga xamante ni bëgg na ko rek Baye Cheikh day am fi mu nekk ni comme li nga wax li ñu war mooy ñun ñëpp comme ni ñu koy waxee saa su nekk tuubaat dellu ci borom bi subhanahu wa taala ba pare jéem a sàmmoo ak li nga xamante ni waa kër docteur moom lañ ñuy wax ndax yàlla yónni na sax ab yonent teg ko li nga xamante moom moo di nattu ay at yu bëree bëri bu demee ci alquran ku mel ni Seydina Ayub alayhi salaam yàlla daf ko yónni mu nekkoon ku am kattan nekkoon ku am doole nekkoon ku riche waaye nee nañ suñu borom subhanahu wa taala teg ko feebar ba nga xamante ni metti woon na lool ci moom ba nga xamante ni kenn rek la desee woon mooy soxnaam rek moom moo taxawoon ñëw pour taxawu ko pour di ko dimbali ngir suñu borom subhanahu wa taala di ko mën a teggil li nga xamante ni moom moo di feebar bi waaye bi mu demee ba jaaxle moom yonte yàlla Ayub alayhi salaam lenn la wax mooy rabbi anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin dana yàlla li nga ma teg diis na metti na te waxul antanatu ko waaye diis na ci yaramam waaye nag yow moom ku yërëmaate rek yow yaa ko dàq yërëm yàlla nee na bi mu waxee lool rek fastajabnaa lahu fa kashafnaa bihi min durrin wa aataynaahu ahlahu wa mithlahum maahum rahmatan min indina wa zikra lil aabidin donc aaya bi boo gisee ma indi ko tey parce que am na fa nga xamante ni comme ni nga ko waxee l'heure est grave li may faral di wax bu si nit mënoon dara du yegg sa fii comme ñëw nañ ba fa tabarakallahu macha allah mu jaaxal àdduna jaxasoo kon jaadu na ñu dellu ci borom bi subhanahu wa taala ñaan ko tàllal ko suñuy loxo mu jëlal ñu fi li nga xamante ne moom moo di mbas mi te li Seydina Ayub alayhi salaam waxoon lu yomb la mooy rabbi anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin rabbi anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin mooy yàlla mettit bi tegu na sama kaw waaye yow yaa dàq yërëmaate kuy yërëmaate yàlla nan bi mu waxee loolu rek fa kashafnaa automatiquement ma teggil ko li nga xamante ni moom moo diisoon ci kaw yaramam kon nit ñi dañuy ñaan ku ko mën na nga koy wax benn ñaar ba ñetti yoon par bés wala saa yoo jullee nga def ko ñëpp nag laa wax ngir suñu borom subhanahu wa taala mën a xool yàlla ku ko tagg rek la bëgg ku ko tagg rek la bëgg. ay nopp garmi la yor. waaw parce que bëgg di dégg lu baax. dañ demoon ba bëgg. waaw ñun kon nañu groupe wax ko lu baax nag moom kese mu jëlee fi lii. man feebar bii xaw ma man daal jaaxle naa man téemaa génn dëkk bi dem Lomé. amul fu mu amul. am na Lomé tamit. amul fu mu amul. yéen enquêtel mu xool leen. am na Lomé fu mu newut. amul fenn fu mu amut. xam nga léeg-léeg nga wax ak nit. yàqu nañu de. léeg-léeg nga wax ak nit mun la léeg-léeg nga wax ak nit mun la boo ma jàppee fu yàlla newul. waaw rey ma. ci yàlla. mooy yàlla mu ngi fépp loolu mooy yow mënoo si man dara boo ma jàppee fu yàlla newul mooy yow mënoo si man dara parce que yàlla mi ngi fépp
kon mbas mi ngi fépp si àddina. yaa Allah yaa Karim. yaa Rahman yaa bëgg lu baax. yaa Allah yaa bëgg ku koy yaa tagg. Rahman yaa Rahim yaa Malik yaa Quddus yaa Salaam yaa Mu'min yaa di ko wax lu ba baax. mu jeex ba si yaa Sabuur. Macha Allah. muy les 99 noms d'Allah juróom-ñeent fukki tur yi ak ñu essayé juróom-ñeent. bokk. te yàlla moo waxoon ne walillahi al asmaul husna fad'uhu biha. yaa ngi dégg. man maa am li nga xamante moom moo di 99 noms yi. ñaan leen ma. qul ud'u rahmaana aw ud'u llaha aw ud'u rahmaana ayyammaa tad'u falahul asmaa'ul husnaa wala tujhar bi salaatika wala tuxaafit biha wabtaghi bayna dhalika sabila. yàlla dafa waxoon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ne ko man mi nga xamante ni man maa yàlla. man maa yor li nga xamante moom moo di juróom-ñeent fukki tur yi. subhaanahu wa taala. yaa ngi dégg. bu ngeen ma si woo si tur yooyu rek dinaa leen wuyu ayyammaa tad'u. waaw te ñu ko génneel ay bande bokk way ko ñun ñëpp woyandoo ko si. waa ñaan ko rek bu ñu ko defee rek parce que bàyyi dëgg du romb ay nopp. parce que ñun dañu demoon ba beew. demoon ba defe ne ñoo ŋànk àdduna. c'est vrai. demoon ba defe ne ñoo téye lu ñu neex mooy am lu ñu naqari du am. defe ne suñu borom subhanahu wa taala nañu ma jéggal si kàddu gi existé tul. ku nekk bëgg jël sa yoonu bopp mooy li ngay wax rek bu yoon yi ubbee damay dem. ku nekk jël sa yoonu bopp. defe ne loo am yow la loo man yow la loo xam yow la. kenn dimbaleetul kenn jàppaleetul kenn waaye li si gën a yéeme. mooy ku si nekk si wala ñenn nañu bokk su ma ko sañee waxee noonu ndax du ñëpp am na ña nga xamante ni tey jii nii ku ñu gis rek duñ la yéene lu baax duñ la bëggal yu baax yooyu nag ñaawteef yi nga xamante ni moom la ñu dajale yëpp di ko dundee suñu borom subhanahu wa taala rek ne xaaral rek ñii jot na ma wax ak ñoom. teg ñu punition ba nga xamante ni lii punition divine la. kon ni ko sëñ bi waxee woon keroog bu doon feebar. jóge na fi mais balaa la balaa nag sallallahu alayhi wa sallam nee na lenn rek moo ko mën a teggi te mooy li nga xamante ni moom moo di ñaan. kon rabbi anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. ku ko man na nga koy def ndax Seydina Ayub ne yàlla nee na keroog bi mu ko ñaanee rek fa kashafna automatiquement rek ma teggil ko li nga xamante ni moom moo nekkoon lor bi nga xamante ni sonaloon na ko. kon doomu aadama dafa fragile wa xuliqal insaanu daifan tey jii nii ku mu laalul physiquement psychologiquement jaxase na sa xel. ndax loo xamante ni maa ngi koy wax sànq tubaab yaa ngay fomp naar yaa ngay fomp africain yaa ngay fomp te yow li ngay fomp gisoo ko yaa ngi naan nii rek ku ne naan nii ku ne di fomp rek li ngay fomp gisoo ko gisoo ko tocc bi ko ba sonn man bi ñuy paccal noonu dama cee tocc bi ko xam naa dinaa mujj xees de. waaw yàlla nag nee na bi ma ko teggilee loolu yomb ma si moom mais dama ko teggi ba pare musal njabootam si lépp la nga xamante ni luy lore la yàlla baax na kon ñaan boobu dafa am ñu ñaan rek waaw yàlla da la koy teggil ba pare musal sa njaboot si lépp luy lore ak ki nga xamante ni da ngay jaamu suñu ndogaan la subhanahu wa taala jamono dox ba mu yàgg rek pàkk dikk corona moo sew mu ngi noonu xoolal rek c'est-à-dire moo waxaat ko téléspectateur gis ngeen tey on était obligé -5 ñu bañ a def quartier général bi mais lu mënul ñàkk rek lañ leen di proposer parce que xam nañu cofeel bi ngeen am ci émission bi dañu réduiraat encore effectif bi ñëw ci émission bi daanaka ñun ñii matuñu sax 19 Covid 19 xoolal boobu jàngat ma def rek matuñu sax 19 Covid 19 on a encore réduit effectif bi en attendant de régler quelques détails ci yeneen numéro quartier général mais bu ñu góorgóorluwul du baax aussi ah bu ñu gënul respecter mesures barrières yi du baax toog suñu ay kër donte wàññi nañu tuuti ci mesures yi par exemple couvre-feu bi 21h le 5h du matin mais qu'on rek que ñëpp nekk dem ak vigilance. waaw Seydina Ayub bi may wax alayhi salaam bi ko yàlla teggilee wax na ko da koy teggi ba pare daf ko jox ay mesures mooy yi ngay wax dana ko urkud bi rijlika hada mughtasalun baridun wa sharab urkud bi rijlika hada mughtasalun baridun wa sharab léegi nag dinaa la teggil nattu bi dinaa la teggil li nga xam ne moo dis sa yaram sonal la lool te dafa dund ak moom ñi ne nañ ay at yu bëree bëri muy dund mettit boobu mais suñu borom subhanahu wa taala ne ko nag fi nga toog dóoral sa tànk rek boo dóoree sa tànk ndox dina génn dina sedd ndox moomu nag ñaar nga siy def da nga siy sangu da nga siy naan mu sangu mu teggi jàngoro ji mu sanguwaat mu teggi li nga xam ne mooy stress bi nga xamante moom moo ko sonaloon maanaam toujours am na la nga xamante ni sabablu moom ngay def ngir yàlla suñu borom subhanahu wa taala mën la musal si feebar bi waaye tey jii nii fuñ na la feebar baa nga fa ne xuus doo fa jóg suba ngoon guddi bëccëg takkal sa masque nga bañ laalal gel nga bañ boo duggee sa kër da raxasu nga bañ naan yàlla baax na yàlla bay sa tool kon mesures yooyu itam il faut ñu koy jël parce que waa kër docteur seen xam-xam moo màcc jëm si wàllu woowu te yàlla suñu borom subhanahu wa taala moo waxoon ne am na foo xam ne bu fa mbir tolloo bu ngeen di laaj leen experts yi laaj leen ñi si xam dara tey jii boo ñëwee fekk imam bu jàngul médecine
nga naa kaan lan laay def si mbas mi da nga koy indil problème da ngay déglu waa kër docteur parce que imam boobu bu jaaxlee si wàllu wér-gu-yaramam mu sooxe si waa kër docteur lay dem du dëgg loolu mooy wane ne suñu borom subhanahu wa taala dafa décentraliser li nga xamante ni moom moo di mbir yi kon bàyyi comme ni nga ko waxee l'heure est grave nañu gën a góorgóorlu te ñu baalunte ay àq ku nekk baalu sa morom àq ku nekk loo dencaloon sa morom naka su dul noonu nga jéggalu ko te yàlla tax parce que yàlla moom amul ak ñun problème nee na su ngeen ma baaloo ma baal leen kon ñu ngi koy jéggalu di ko sukkal di ko raamal ndax jaaxle nañ tiit nañ xamatuñu fu ñuy taxaw wax fa dëgg yàlla te moom rek moo fi nekk moom mooy buur moom mooy kenn moom mooy bind moom mooy rey moom mooy wéral moom mooy tegee jàngoro te lu mu jeexal mu jeex moom yàlla subhanahu wa taala macha allah en tout cas am na solo intervention boobu lee ñu tàmbalee ak oustaz Assane Seck fàttaliwaat leen ni ndimbali moom du ñu ko wàññi moom ala kuli àll ku dugg rek di nga ci am ay enveloppe yoo xamante ni bu ci nekk def na ñaar fukki junni nag daanaka dépense weer la et tous les soirs on prend dañuy jël maximum ci ay téléspectateurs baaxee leen ci enveloppe yi nga xamante ni ñu ngi jàkkaarloog man donc 88 628 ma jox leen numéro yi ma leen di proposer depuis démb 88 628 72 86 wala 88 628 65 65 88 628 99 80 ak 88 628 76 donc dès à présent dañuy ibbi téléphone yi bu ko defee ku dugg rek ñu mën laa teral jox la loo xamee ni ab ndimbal lay doon fàttaliwaat leen yamale wuñu ko rek ci ay enveloppe am na itam ay panier yoo xamee ni bu ci nekk def na dund def na ay ceeb def na suukar def na diwlin def na soble def pomme de terre def café def tàndarma saabu gel ak masque mënul ñàkk dañu koy maye et puis yii sax naa ci ñaanaata il faut que ma contacter waat waa fondation Youssou Ndour bu ko defee ñu mayaat ñu ay visières yoo xamee ni peut-être buñ ko dee dinaa ko boole ci dund yi nga xamee ni dañu koy séddale bu ñu leen mayee nag du jar ngeen di déplacé wu da ngeen di toog fi ngeen di toog ak fi ngeen mënti dëkk ci Sénégal rapidos moom la ñu wax mu yóbbul ñu yóbbante yooyu la nga xam ne ni ay ndimbal yu leen quartier général premier talk show fii ci Sénégal jagleel ci numéro téléphone yi donc ñu ngi leen di xaar ku dugg ñu teel koo cër jox leen yi ñu leen jagleel ñu ngi lay nuyu Mamadou Ndiaye fàttaliwaat mbokk yi ni hashtag bi moom QG 2020 la tout le temps. waaw tout le temps Pape Cheikh gannaaw bu ma la nuyuwee nuyu téléspectateurs yi nuyu ñi ma bokkal plateau bi tey comme ni nga ko waxee hashtag bi QG TFM 2020 la tey ñu fas yéene waxtaanee ak professeur Lamane Mbaye mi nga xamante ni ñëpp xam-xamam màcc na ci déjà réaction yi commencé na ñi laajte kan moo nekkoon invité bi professeur Lamane Mbaye ñu fas yéene waxtaanee lu am solo li nga xamante ni dina soxal ndaw ñi comme ñoom ñi nga xamante ni ñoo ëpp ci internautes yi seen réaction mën nañu ko am si suñu plateforme groupe Futur Média que ça soit mu nekk Facebook Twitter ak Instagram bu groupe Futur Média bi nga xamante ni def nañ ko fi ngir dara bañ leen rëcc ci émission bu mag bi di quartier général mu nekk lu am solo loo xamante ni seetlu nañ ni guddi gu jot Pape Cheikh ndaw ñi ñu ngi koy xaar ci internet bi mais surtout ci ak suñu hashtag bi di QG TFM 2020 ci kaw loolu dañ fay jaaree remercier ñii di suñu partenaires yi ku ci mel ni Orange ak li nga xamante ni jagleel na ko ay client am ci période bi nga xamante ni dañuy gën a insister nit ñi gën a moytu di gën a fexe aussi moytu mbas mi di Covid 19. dina def benn Illimix boo xamante ni 1000 francs la boo ko defee ci sa téléphone portable am nga droit mën nga am possibilité gagner lii di panier ndogu ci weeru koor bi nga xam ne ci la ñu ne mën nga am aussi possibilité am 24 heures d'appel Illimix mais surtout 100 SMS yoo xam ne c'est gratuite ak aussi lii di 500 MO yu internet possibilité boo xam ne connexion internet bu am solo mën nga ko am ci application Orange et moi mais surtout aussi ci dièse 144 dièse wala dièse 250 dièse mu nekk lu am solo fa rek daal di gërëm waa Les Kanja TQG muy Touba Quincaillerie Générale NMA avec les pâtes Pastami Orange Sow Ardo Savon La Main Delia et la gamme Jadida Sant Yàlla boutique Prestige Déco chez Katia ak OCIO bi nga xamante ni fii lañ koy defaree te lu am solo la Pape Cheikh. mu ngoog maa ngi gis su may xaritu internet ñoom Jatu Bousso ak maître Khadija Ali Kane naan xanaa tey QG bi Bob Marley lañ koy jagleel comme mag ñi la ñuy waxtaane yaa ngi imaginer ni ñuy invité borom xam-xam yi ñoom Gana Messere rek ñoom seen invité koo xam ne xam-xamam daa màcc ci Bob Marley ndaw guddi gu toj tegaale suñuy bagage ci ginnaaw
pourtant même naar yi sax ña ngay célébrer Bob Marley de man maa ci gis naar yoo xamante ni ña ngay no man no cry nga jolli ci seen i plateau télé ñu def seen i jàllaabe ak seen i muraay yooyu yëpp ci déggug réalisateur la bokk rek nga xam ne heure bi waroon na maa tuuf rek la naar yi di célébrer Bob Marley nga xam ne ñun itam waroon nañu koo def pour célébrer 11 mai bi puisque comme chaque année on célèbre Bob Marley. Regardez ñoom naka la ñuy célébrer Bob Marley avec cette belle chanson, avec cette belle reprise de cette chanson de Bob Marley, No Man No Cry pour Diatou Bousso. Célébrer Bob Marley et puis dem jëli ko ci ay naar xam nga ñun nag suñu xër yenn saa yi daf ñuy pousser woyu naar bu ñu dégg rek foog ni woyu diine la ay yatab tabak yenn saa yi nga dégg naar bu woy je t'aime je vais passer la nuit ensemble gis ab sénégalais boo xamee ni da koy jàppee woyu diine ba teg ko ci conférence. loolu dal nañu ba tey yenn saa yi nga dugg ci conférence fekk fa woyu naan ya bi habibi halwala ñaan mairie naan est-ce que ndekete arabe la ciy làkk sax waaye ay je t'aime la ciy wax ak yeneen. waaw mooy comme xeet yi rek. waaw comme bii xeet yi xam nga tey jii nii boo gisee bi moom jaara safaraay la. waaw xam nga boo gisee ñi toog nii. ñu ngi sol yëre yi nga xamante ni Sénégal. bu dee ñu si ëpp dañuy jàpp ne nitu diine yëre la. dañ leen di jàppee ay nitu diine. xëy na sax amaana bu ñu fi ñëwoon wala kenn si ñoom ñëw fi sax julli jot ñu ne ko jiiteel. ne ko doxalal bismillah. ndax mu ngi làkk ay arab ak yeneen. te arab langue la. comme yeneen langue yi ni mu nekkee langue. booy xool Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu borom bi mu ko yónni si ay arab jox ko muy wax ak ñoom langue arabe te fekk jamono boobu ñoom ñoo gënoon sikk ku yàlla bind si kaw suuf. moo tax mu yebaloon Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si ñoom. loolu li ñu siy mën a déggee mooy ba tey am na ñi nga xamante ni ña doon sikk xëy na si waxin am na ñu si yàlla jubal macha allah loolu la ñuy ñaan xëy na itam am na ñi nga xamante ni ba tey ñu ngi si seen sikkaande comme li nga wax léeg-léeg nga dégg arab buy way nga defe ne yàlla lay way wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ay mbëggeel lay way wala ay yeneen ak yeneen wala ay yëfi àddina yi nga xamante ni jotawul dara ak yi nga xam ne moo di diine l'islam boo demee si alquran am na saar bu yàlla tuddee am na bu saar bu ñu tuddee les poètes am na si alquran muy suratu shuara boo demee yàlla day wax foofu naan ma shuara yattabi'uhumul ghaawun alam tara annahum fi kulli waadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun waaye nag am na exception illa alladina amanu wa amilu salihati wa dhakaru llaha kathiran wa intasaru min ba'di ma zalamu wa saya'lamu alladina zalamu ayya munqalibin yanqalibun yàlla nee ne poète yi am na si ñoom ña nga xamante ne nii ñii leen di topp ñëpp mooy ñi nga xamante ni mooy ñiy sànku mooy ñi nga xamante ñoom ñoo réer mooy ñi nga xamante ni ñoo teggeeku si yoonu njub ñu ne lu tax mu ne ndax ñoom lépp lu ñëw rek ñu seen loxo ngi si biir lu jaadu lu jaaduwul lu aw yoon lu awul yoon lu leen neex daal si waxin li xale yi di wax rek seen yoonu bopp la ñuy jël waaye li si ëpp si ñoom la ñuy wax ak la ñuy jëf c'est diamétralement opposé waaye nag nee na am na si ñoom ña nga xamante ni ay nit ñu baax lañ ay nit ñu sell lañ ay nit ñu yiw lañ boo jëlee tey suñu mag ñu baax ñi radiyallahu anhum li ñuy def xasiida yi ñi ngay gis poésie la mais ñu ngi ko jëmale si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax ku mel ni Kaab way na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu jël mantoowam may ko ndax kontaan kon loolu day wane la nga xamante ni Baye Cheikh du arabe boo dégg rek nga defe ne si yàlla la jëm ndax tey am na ñoo xam ne ay juif lañ arabe la ñuy làkk boo demee Israël am na fa am na ñoo xam ne ay chrétien lañ arabe la ñuy làkk boo demee Syrie boo demee Liban ak gox yu mel noonu am na fa kon yëfi langue keesa la nekkul la nga xamante ni toujours bu arab jibee rek si diine la jëm mais li am solo rek mooy ñu fexe ba mën a xàmmee li jëm si yàlla ak li nga xamante ni si àdduna ak ay caaxaan ak ay tappale si la jëm waaye lii moom wax dëgg yàlla amul dara lu mu boole ak li nga xamante ni moom moo di diine yi suñu borom bi mu wàccee si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Baye Cheikh. Voilà donc mu ngoog 11 mai Bob Marley 11 mai aussi Sénégal day fàttaliku koo xamante ni c'était un jeune opposant bu tuddoon Omar Blondin Diop dinañ ko waxtaanee bu ca kanamee puisque tey on a fait appel à benn borom xam-xam boo xam ne ni ràññee ngeen ko ci programme yu groupe bi yëpp muy professeur Lamane Mbaye dinañu waxtaanee par exemple Omar Blondin Diop. Parce que mag ñi comme ñun dañuy dox ci ñoom dafa am nag ay mag yoo xamante ni ci yeneen i domaine la ñu nekkoon et jàngal ñu yu bëri regardez sa photo moom nag 11 mai comme tey 1973 dañu koy fàttaliku il est mort en détention c'était un jeune opposant politique pro-occidental antipopulaire du pouvoir de Léopold Sédar Senghor
à l'âge de 26 ans ñoom ay tubaab la ñu woon intellectuel moo tax peut-être may liiree nii xibaar yi ñu ma jox ci moom donc mu ngi judd 1946 ci dëkk bu ñu naan Niamey c'était un intellectuel militant politique sénégalais bokkoon ci membre actif mouvement des jeunes marxistes léninistes du Sénégal Omar Blondin Diop nag bokk na ci figure emblématique yu mouvement contestataire post 68 art qui défiait le président sénégalais Léopold Sédar Senghor yenn saa yi ma tëkkale kook Ousmane Sonko ci taxawaay et tout ça après moom nag ñoom ci seeni activité ci période yooyu noonu wóorul woon mais mu dem ci ba jeex et puis génn àddina comme tey à 11 mai c'était en 1973 daañu ko waxtaane bu ca kanamee ak Lamane Mbaye et puis duñu yem ci moom rek am na yeneen mag yoo xamante ni ci yeneen domaine la ñu nekkoon et ñu ràññee leen ci bu baax je pense à Lat Dior Albouri daañu waxtaane mag ñooñu ci programme bi tey dinañu waxtaane Bour Sine Coumba Ndoffène oui dinañu waxtaane Aline Sitoé Diatta jigéen ju mën góor la woon ñu ràññee ko bu baax dinañu waxtaane Lat Dior ak yeneen mag ñi fi nekkoon ak ki nga xamante ni moo di professeur Lamane Mbaye qui va nous rejoindre dans quelques minutes ci plateau bi dina ànd ak ki nga xamante ni moo di Pape Djibril Fall ñu fàttaliwaat leen ni préparé nañu leen ay sujets yu am solo daañu waxtaane jàmbaar yi ak Fati Dieng comme souvent moom tamit bokk na ci ñi ñu obligé ñu ñëw liggéey si tey donte dañoo wàññiwaat effectif bi pour encore plus de protection par rapport ak Covid-19 bi ñu ngi lay nuyu maam Fati. Pape Cheikh maa ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yu télévision Futur Média naka noonu ñi ñu bokkal plateau bi mbégte la ñuy am saa su nekk nag di jàkkaarloo ak yéen ni ko Pape Cheikh waxee tey itam daañu waxtaanee jàmbaar yi xam ngeen ne li fi ñëw ci ay jàmbaar fàq tëdd yaakaar naa ni ña nekk ca bitti sax ñoo ko ëpp waaye kenn dafa mënul matale lépp tey nag ñu dem seeti Pape Cheikh soxna soo xamante ne si mi ngi yoo ci Sabel Diallo moom nag way juru doomam autiste la donc muy dund nag loo xamante ni si lu metti mu jëm ci boddi gi stigmatisation bi ñàkk a taxaw bi ñàkk yi leen boole ci yenn yi ba tax na tax moom Sabel dafa waxaale rek ñi nga xam ne ñoom ñooy wayjuru bépp doomu aadama boo xam ne rek yaa ngi ci àddina di dund nag Pape Cheikh comme ni ñu koy waxee la ñuy wax les enfants ñoo xam ne ils sont particuliers ñooñu nag di bokk ci askan wi léeg-léeg itam fàtte da ciy am njaboot gi di dund lu metti loolu yëpp ci kanam daanu ko waxtaanee ak Habib Faye mi ñu demaloon seeti Sabel ma ngi ko fekkoon ci fu ñu naan Médina. voilà donc c'est vrai que stigmatisé moom baaxul mooy bedd compte bi ñuy wax rek surtout ci feebar bi dañu ko gën seetlu am nag doom ba noppi mu amee jàngoro yenn saa itam ñu bedd la ci quartier donc daañu découvrir une brave dame bu ca kanamee mais loolu moom c'est à éviter yàlla bëgg ko yonent bi bëgg ko et ñun à chaque fois bu ñu désensibiliser dañuy insister surtout ci loolu muy lu ñu xaw a tàmm nag fii Sénégal bu ñu stigmatiser baaxul ragal ko moo tax par exemple ñu bëri bëgg ñu dem defi test bi ragal ko moo tax ñu bëri bu ñu amee par exemple Covid-19 bi dañuy ragal génn seen koñ et tout ça stigmatisation baaxul Baye Cheikh comme ni nga ko waxee xam nga yàlla dafa wax ci alquran mu ne ma forot ma fil kitaabi min shay'in wax naa la ko keroog man la alquran du projet de société ndax léeg-léeg nga dégg kuy wax ne la alquran projet de société la ma ne déedéet modèle de société la parce que projet mooy lu yàggagul mais modèle de société la yàlla suñu borom subhanahu wa taala daf ko defar ba mu baax mu jox ko Seydina Jibril alayhi salaam mu jox ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu tasaare ko ngir ñu jàng si suñu diine ak ni ñuy dunde socialement culturellement économiquement dundin politiquement dundin ba nga xamante ni day mucc ayib boo demee si alquran suratul xujuraat nga xam ne wax naa ko keroog mooy saar bi nga xamante ni moo réglé tous nos problèmes socio culturels yi nga xamante ni ñu ngi koy dund stigmatisation yàlla wax na ko foofu yaa ayyuha alladina amanu laa yasar qawmun min qawmin asa an yakunu xayran minhum wala nisaun min nisain asa an yakunna xayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humu zalimun si suratul xujuraat yàlla dafa ne yéen ñi nga xamante ni yéen a wax ay croyants ngeen gëm yàlla gëm Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te tënku si ash-sharia al-islamia bu kenn stigmatisé bu benn communauté stigmatisé beneen communauté wala bu benn kuréelu jigéen stigmatisé benn kuréelu jigéen ñu ne lu tax yàlla nee ne amaana ka ngay stigmatisé yàlla teg ko nattu mu am jàngoro xëy na yàlla cofeel bu mu am si moom te bëggul mu fàtte ko moo tax mu teg ko nattu ndax am na xeetu nattu yoo xam ne bu la ko yàlla tegee doo ko fàtte mukk
saa yoo xëyee suba ngoon guddi bëccëg moom booy nelaw da ngay tiit si ay nelaw sax di xalaat borom bi subhanahu wa taala moo tax ñu ne yàlla toujours ki mu gën a bëgg moom lay teg nattu yàlla nee na amaana ki ma teg nattu bëgg ko moo tax ma teg ko nattu te yaa ngi koy stigmatiser te boo ko stigmatiser yaa ngi stigmatiser xaritu yàlla te yàlla képp ka nga xamante ni da nga am lante ak xaritam yaakaar naa ne ba moytuwul lii tooy si yow lay jóge mu ne wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqaab am na la nga xamante ni jaaduwul si yéen bu leen ko def maanaam léeg-léeg nga gis ka nga xamante ni day yëg boppam nga gis ka nga xamante ni day ñaawal ma sàmba fekk yow li ngay waxal ma sàmba wala ki ngay ñaawal yaa ngi ñaawal sa bopp ndax léeg-léeg nga ñaawal nit diwu de nangam dafa feebar dafa lii dafa laa dafa lële te ka ngay ñaawal kat amaana ëllëg nga toll si jamono fa nga xamante ni di nga xëy doo am dépense moo lay dimbali wala nga xëy feebar ñàkk deret moom moo lay may deret wala njabootam may lay deret te amaana ñaawal ba nga ko doon ñaawal bu la si toppoon yooyu yëpp du ngeen si yegg mu ne wala tanaabazu bil alqaab bu leen wootante ay tur ya nga xamante ni rafetul nit yàlla teg ko mu corona exemple parce que moo xew mu doom la nga naan waa kii du borom corona wala kii du oustaz corona wala kii du njaay corona yow de sekk yàlla boo corona amin ya rabbal alamin yow ni ma lay ñaanale amin yaa lay ñaanal rek sekk amin ya rabbal alamin amin yow it yàlla boo corona amin ñi mu dal tam yàlla leen yàlla saafara yàlla baax na si barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla mu ne wala tanaabazu bil alqaab diwu nangam mu ne bi sal ismul fusuq am na tur yoo xam ne dafa ñaaw kenn waru ko woowe kenn rawatin rek koo xam ne da nga gëm yàlla gëm Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne nag ñii di def loolu di stigmatiser te waate bu ñu tuubul yàlla nee na man dama leen di boole si liste yi nga xamante ni ñoom ñooy tooñkat yi te suñu borom subhanahu wa taala nee na tooñkat moom tooñ daf ko xaraamal daf ko araamal si boppam ba pare def tooñ mu araam si suñuy diggante waxoon naa la ko fii démb wala barke démb man la ñetti ñaan yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla du ko delloo ñaanu ku woor bay dog ñaanu aju tukki ak ñaanu ku ñu tooñ am ko ma si yokkal Mouhamed Abdallah Thiam mu ne ak ñaan ak kuy matu kon yooyu yëpp dafa nekk la nga xamante ni doomu aadama da nga si bàyyi xel tooñ moo baaxul te ñaari saar moo tàmbalee waylun si alquran xam nga ba nag bayl na waylun lil mutaffifin ñi nga xamante ni yàlla nee na dañuy jël nit ñi di leen escroquer di leen arnaquer di leen dóor martu di lekk seen xaalis si ak neen yàlla nee ne ñooñu day bu ñu deful attention tuubuñu baaluñu àq ña ñu tooñoon ba lekk seen alal si anam ba nga xamante ni jaaduwul ba si commerce yàlla nee na ñooñu day waylun xur si xuru safara yi mu ngi leen di xaar ñu ne ak ban mu ne waylul li kulli humazatin lumaza si xuru safara yi manque dencal mu ngi xaar ka nga xamante ni day stigmatiser waate day jayaate day ñaawalaate day kokkaliwaate te ki muy kokkali wala ka muy ñaawal wala ka muy stigmatiser jotewul ak moom dara xëy na nattu yàlla rek moom moo wàcc si kawam nga koy ñaawal kon ñaari saar yi ñoo commencé waylun si alquran te suñu borom subhanahu wa taala nee ne képp kuy dundee loolu xuri safara yi mu ngi lay xaar Baye Cheikh mu ngi noonu kon yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp allahumma te jéggal ñu suñuy bàkkaar te ñaari waylun yooyu yàlla bu ñu dund ba bokk si ñi su borom bi subhanahu wa taala di tëpp yàlla nañu yàlla sàmm rek yàlla baax na léegi nag defe naa jot na pour ñu jël quelques téléspectateurs mën leen a baaxee ci ndimbal yi laataa ñuy dugg nag ci partie bu am solo bi déjà Sophie mi ngi ñuy xaar on la retrouvera dans quelques minutes pour li mu ñu toggal et puis ñu jël leen jox leen ci ndimbal yi ngeen wootee 88 628 76 76 88 628 65 65 88 628 22 22 wax naa léegi ni naa ci boole ay masque même visières yi dañ ci maye ma fàttaliwaat ni fondation Youssou Ndour moo ñu ko touché. voilà lii boo takkee sa masque ba noppi teg ci sa visière da ngay gën a protéger sa bopp. parce que am na ñu naan lu golo xam na boote doomam. comme nee ñu nañu ibbi yëpp ñëpp génn. couvre-feu 21h 5h du matin plus de protection rek. na ku ne protéger boppam protéger famille bi parce que ci foofu la ñu toll. actuellement donc masque visière pourquoi pas et dañ leen ci tegal ay visières yoo xamante ni ñoo ngi ko jëlee fondation Youssou Ndour c'est très pratique allo baax naa de noo ma gisee pourtant nag visière bi daa nuroog sa musóor bi de ku ci tegoon lii rek. allez allo ay ca na gaaw ci ginnaaw 88 628 22 22 88 628 72 86 allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. aleykum salaam wa rahmatullah kooku. man la Mohamed Amadou. est-ce que mën nga soril sa gémmiñ ak téléphone bi dégguñu la bu baax.
allo voilà moom dem na bu fekkee ki ci topp mën nañu ko jël très rapidement ci numéro téléphone yi 88 628 22 22 88 628 65 65 allo 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 waaw. kooku. allo waaw man la Elimane. Elimane na nga def. maa ngi fi. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu baax. mbokki fan. mbokki Mboro. fan ci. Mboro. Mboro. waaw. naka waa Mboro. waa Mboro ñu ngi fi. yéen a ngi ci jàmm bu baax. ñu ngi sant bu wér. mbaa yéen a ngi moytu di yokk cet geek protéger xale yi ak mag yi ci kër gi. waaw di góorgóorlu luñ mën de moom. ah góorgóorlu leen de bi waat nañu yëpp. waaw. yàlla baax na góorgóorlu leen bu baax yàlla sàmm leen. amiin yaa rabbal aalamiin. xanaa ñu teel laa dimbali rek Ibrahima nga tudd. Elimane. ah Elimane d'accord Elimane alors Elimane ñu teel la jox rek xaalis bi wala dund bi. waaw xaalis bi nag moo ma gënaloon. xaalis bi moo lay gënal. waaw. bu ko defee nga def ko ci njaboot gi. waaw. kon jeena quartier général may na la enveloppe bu toll ci 20 junni et puis naa la ci tegal ay masque ak visière bii ñu jëlee fondation Youssou Ndour nga gën mun protéger sa bopp ak sa famille d'accord. ok merci beaucoup. merci bul raccrocher comme ça ñu xool naka la ñuy jëlee sa yëpp nga mën a jot ci say matériel sa équipement wu xeex coronavirus sa équipement daan corona plus enveloppe bi def 100 000 dund la pour sa njaboot. merci ñu ngi lay gërëm bu baax Elimane boo amee beneen téléspectateur itam bu nekk ci ligne bi nanu ko jël rapidement bu ko defee ñu mën koo dimbali ak ndimbali nga xam ne ñoo ngi koy séddalee ci quartier général bi allo allo allo. allo oui. allo. allo oui. kooku. allo. allo. allo oui. waa ma ni kooku. man la Fatim Diouf. yow la. Fatim. Fatim na nga def Fatim. maa ngi fi. fooy wootee Fatim. Fatim maa ngi wootee Géejawaay. yaa ngi wootee Géejawaay fan ci Géejawaay nga dëkke. Géejawaay waxtu naan Nimzaat. fan ci. waxtu naan. ah waxi naan Nimzaat. waaw. lu ngeen def ak mbas mi bàyyi na ngi moytu rek. waa ñu ngi moytu bu baax. yàlla sàmm leen. amiin mais bëgg. yàlla sàmm leen xanaa ñu teel laa libéré rek jox la sa ndimbal. waaw. dund gi wala njëgu dund bi. njëgu dund bi. ah. njëgu dund bi daal moo leen gënal. waaw. kon ma jox la njëgu dund beeg équipement de protection visière ak masque fondation Youssou Ndour may la ko plus 100 000 francs. merci beaucoup. voilà 20 junni yoo xam ni daal dina baax defe naa. waaw baax na lool jërëjëf waay. merci yow yaa ko moom ñu ngi lay gërëm bul raccrocher comme ça ñu xool naka ngay def ba jot ci. waaw d'accord. voilà donc ñu ngi koy gërëm bu baax continuer d'appeler tey moom dañu bëgg a séddale joxe maximum mu téléspectateur laataa ñuy tàmbali waxtaan bi xanaa rek balaa xat profité ci gërëm bu baax équipe yu Kati création li may basin fan yi di ko toiletto ci moom la jógee donc grand boubou yu démb yeeg turki njaareem bu wert bi nga xamante ni lii daf may fàttali la maire ba ne woon borom woto ba wert na nag ndax yéen a koy fàttaliku mos ngeen dégg léeb bi boobu xaw ma ko. Fatou yaa ko gën a xam boobu xaw ma ko. yaa ko gën a xam. xaw ma boobu Pape Cheikh. feu bi kat dafa rouge rek waa ji gaare di xool maire bi rek di ko xool rek feu bi jógee rouge dem vert di paa bi taxaw di xool maire bi rek mujj gi maire bi ne ko vert na nag sama toilette gi doxuloo vert na nag. rafet na sa toilette bi rafet na torop macha allah. xale yi xam nañu vert na nag Assane yaa ko gën a xam jarul ngay sëgg sekk yow Mamadou Ndiaye mii xam nga vert na vert na kay Petit Ndoye yaa ko gën a xam maire bi ne ko vert na nag
voilà feu bi jógee rouge dem ba verte mu taxaw di ko xool rek boo jógee maire bi énervé daa am ñu mën a xoolee nag daa am ñoo xamante ni ñoo raw coronavirus da ngay taxaw ñu lay xool di la xool di la xool di la xool di la xool ba sa yaram bi dafay daw maire bi yaram bi daa daw ba mu jékki-jékki rek ne waa ji werte na nag yàlla baax na donc Kati Création je rappelle que faites vos commandes parce que Kati Création dafay def toog leen seen kër da ngeen di commander moo xam laxasaayu keroog bi yére Baay Faal bi bii bu verte bi itam bu ngeen ci bëggee mën ngeen wootee ci 77 631 52 52 77 631 52 52 77 631 52 52 donc Kati Création merci pour cette belle collaboration lii mooy consommation locale keroog président ba mu tiitee dafa ne nañu demaat ci made in Sénégal bi fi mu ne coronavirus bi ñëpp la tiital suñu habitude yëpp la yàq nañu dellu ci yi ñu moom rek di dem ci suñu tailleur yi di dem ci yi ñuy defar ñu moom ko ñun fii ci dëkk bi parce que loolu moo ñuy permettre ñu mën a voilà suqali sunu économie donc Kati Création merci ci yu baax yi nga xamante ni yaa ngi ci donc mën ngeen commander ci numéro bi ma leen jox bu dee mën ngeen ay yére Korité ak sañse yu ngeen toiletto 88 628 22 22 nag mooy yeneen numéro téléphone yi nga xam ne bu ngeen ci wootee léegi nii ñu jox leen ndimbal bu ko defee ñu mën leen a jàppale dañuy dem ci jigéen boo xam ne ni ab jàmbaar la Fati seeti ko moom nag lu doy waar dal ko yore doom ji amee jàngoro et avec beaucoup de difficultés mu ngi dund ak doom ji. Sabel Diallo lay wuyoo Pape Cheikh moom nag jàmbaar la ci biir jàmbaar dañ ko waxee soxna la soo am juróom fukki at mais mu ngi dund ak doomam yi ñu wooyee Malick nag autiste la léeg-léeg mu am mi jafe-jafe léeg-léeg mu dem mu koy wëri jafe-jafe yi daal Pape Cheikh bëri na moom nag muy jàmbaar boo xam ne dafa taxaw ne nag doom la rek ñëpp yi njaboot gi lañ bokk moo tax mu leen di jàppale Modou Diop ak Habib Faye ñoo doxantu ca Médina ñu teewlu élément bi dellu siwaat waaw li muy dund ak xale yi dafa nekk nag jafe-jafe yoo xam ne lu metti la parce que dafa am loo xam da nga koy dund soo koy mën a wax yàlla dafa def mam du boo xam ne dafa autiste Malick ñu ngi nii toog sama wet di dund ci jafe-jafe yoo xam ne jafe-jafe yu metti la nag ma yor ko nag parce que nit ki moom bu la yàlla mayee dangay xam ne yàlla rek suñu borom bi mooy maye sañoo bañ dangay jël li nga xam ne tey maa ngi koy dund parce que xale yi yor leen dafa metti les saa gis nga âge bi mu am yàlla def na am na ay mag yoo xam ne mun nañ ko comprendre affaire bi da nga koy gëm rek gëm-gëm la Malick am na 20 ans yàlla def na am na 20 ans ñu gëm ko tam xam ne loolu ndogal la mais déjà ci kaw loolu ba muy nekk sama yeneen femme yoo sama yeneen moroomu jigéen yoo xam ne tey ñu ngi koy dund ñoo xam ne tey ci seen doom yi gën a àdduna la seen parents yu góor yi wan leen ginnaaw dem ndax doom jafe-jafe yooyu ñu am ñu koy dund mais ñooñu amuñu ko leen taxaw parce que déjà man damay toog bu guddi sax nit woo ma di ma nettali seen jafe-jafe yu xale yoo xam ñu ngi koy dund te yor doom yooyu xam ni koo xam ne tey yor nga doom bu mel nii sa jëkkër walla ginnaaw amoo kenn koo xam ne dafa la jàppale te déjà xale yi ñi nga xam ne boo am na famille yoo xam bu ci xasee juddu rek dañ lay xoolee yeneen bët yi muy combat boo xam ne dama wax dinaa ko xeex ba keroog may sàngoo suuf waaw parce que jàppale enfant autiste yi nga xam ne ñu ngi dund jafe-jafe yooyu par exemple école bi nga xam ne Malick fa lay jàngee déjà yónnee naa leen photo yi gis ngeen école bi ni mu mel du bunt du dara xale yi fa la ñuy yendu ba 3 heures duñu am yenn saa yi duñu am sax lu ñu lekk duñ ko am gis nga école bi ni mu mel car boo xam ne la ñaari car ñoo fa ne benn bi dañ ko luyee ñu ngi fay 400 et quelques mille par mois beneen bi pour essence pour ñu fay chauffeur yi sax dafay nekk problème ci biir école boobu CFD yi la tudd xale bi daal dañ jékki-jékki rek woo yaayam sëñ Saaliw dafa wàcc gisatuñu xale bi yaayam toog bu guddi gisul xale bi ñu wër ko ñu ne gis ñu ko lendemain gisu ko mu xëy ñu woo ko ne ko am na benn xale boo xam dañ ko for léegi dañ bëgg nga ñëw hôpital nga xool ndax moom la yàlla def bu mu demee muy moom mais bu mu laajtee dafa ne kañ la lab ak kañ sapeur ñoom xamuñu dañ leen woo rek ne leen ñëw leen jël am na benn xale boo xam ne lab na fa loolu xam nga métti na te tey keroog yaam bi ma ko woowee dafa ne ma tey amu tey lu ma fayee sax sama doom bopp hôpital
mais am na ñoo xam ne gis ñu yaay gis ñu papa gis ñu mag gis ñu mbokk parce que déjà am ñoo xam doom yi bu juddoo dafa am ñoo xam dañ leen di rejeté dañ lay sànni ak sa doom. nekk lu metti gaafal la metti na de même sa entourage même sa koñ bi ngay dëkk dafa am ñoo xam ne sax bu juree doom boobu dafa am génn gis-gis mais dafay fekk yow mi yaay ji nag ci kaw nga am ful la ci sa doom. saa yi mën naa joxe li ma yor ba pare di dem lijjanti pour uti dépense parce que man amu naa ngor gu nit woo ma ni ma allo tey sabel tey xale bi lii wala laa wala tey sa am ma saabu sama doom fóote wala tey lii wala laa bu ma tëddee du ma nelaw dafa metti sax da ngay gis sa yor sa doom taxaw geesu nit ñi dañ lay xool ba nga yow sa ba ngay bëgg a daanu mel ni yow kooku du doomu aadama comme yow mais nit ñi il faut ñu yaraat suñu bopp xoolaat jikko yi foo fekkee ne 9 femmes de charge ñi nga fa xale boobu di génn di réer kon kooku xam nga ni femme de charge yi doyuñu des na ba tey mais loolu su fekkee nag mu ngi ci réew ñi nga xam ne tey normalement ñoo jiite suñu réew war nañ bàyyi xale yooyu xel. lu am solo la ci xale yooyu tey amul ko fay taxaw rek te sarangoo pourwul ci jafe-jafe yoo xale yi ñu ngi koy dund ci naaj bu tàngaayee seen saal yi amul ventilo kenn karawu ko amul dara suuf kese ngay gis suuf kese benn àll la ngay gis ay xeer ak lépp ngay gis lu ne mën na fa nekk te xale yi tey am na si ñoo xam ne bu ñu génnee bu ñu gisoon mala boo xam ne da leen di gaañ sax mën nañ ko téye xamuñu si dara te loolu yëpp ñu ngi koy dund am na si ñoo xam tey bu oto doon jéggi sax mën nañ foncer dem parce que xamuñu ne oto mu ngi ñëw wala dara parce que dafa tombeek nag benn match bu amoon fii man juste ma dem xew ma bàyyi ko ak sama benn sama sœur bi dugg fekk moom mi ngi yor bal di jouer tombeek làmb am bal bi wadd mu dem di ko fori gis ful bi ànd ak ful bi noonu dem une semaine dund bu metti sax bu méttee métti ak samay mbokk ak sama ay famille dund bu metti lañ ko dund duñu nelaw guddi duñu nelaw bëccëg du mag du yaay du tànd du ay frère am léegi yaa ngi koy jéem a sécuriser mais yombul su fekkee ay frère am ñoo ma siy jàppale parce que déjà toll na foo xam ne même frère am yi agité dëgg-dëgg ñoom duñ ko mënal dara sax parce que tellement que kattan bi nga xam ne ñoom ñu ngi koy am dañuy agité dañuy yëngatu par exemple di xeex fii di def bruit di lu nekk ñu dugg si am maman boo xam ne dafay calme du def dara maman bi mu ngi tëddoon taal téléphone am déglu Youssou Ndour ma ne ko maa ngi lay déglu mënuma Youssou Ndour tey xale yi tey mënuñu toog ci ay bureau mais bu ñu leen formé ku ci ne di nga mën am bu dee daaj bank sax nga mën a daajal sa bopp bank bu dee ràbb mbàjj sax nga mën ko defar bu dee ràbb ay kii sax njàmpe nga mën ko defar sa bopp boo si jaay ñaar fukk sax di ko ci am ba léegi dina am lu ma lay jëriñ ci ni suñu Sénégal gi metti na lool fu metti mën a yem metti na ko te yàgg nañ ko jooy kenn saafaraw ko nag boo xam ne rek yàlla suñu borom bi may na la sa loxo jot suñu ginnaaw parce que àdduna saxul de. Donc jigéenu jàmbaar la yore doom bu amee laago handicap feebar. dafa metti lool sax. elle est très brave Pape Cheikh. Elle est brave xam nga kii bokkul ci ñu naan ay parents démissionnaires. soo déggee ñu koy wax da ngay gis ñoo xam ne. amaana dañuy nekk ci benn situation dañuy dem ba dañuy découragé xaddi moom nag xaddiwul voilà saalitul dafa jàppale doom ji nga xam ne moom mooy Malick xam nga Pape Cheikh li gën a metti mooy nga nekk ci sa njaboot tëdd ba guddi nga xool xamoo sa doom ci lan la nekk parfois da koy dund parce que mun na dem réer mi ngi raconté benn anecdote sànq mun na dem réer topp ful bi parce que yooyu yëpp aussi Pape Cheikh day tax ba xale yooyu di dund li jëm ci wàllum stigmatisation parfois njaboot gi di ko dund te itam ñoo xam ne dañoo soxla assistance soxla itam encadrement gis nañ fi association waajuru autistes yi ñu ngi def seen kéem kàttan di def seen liggéey bu rafet waaye itam jot na Pape Cheikh ñi nga xam ne aussi ñoom ñoo lu jëm ci wàllum liggéey bi ñu gestu leen gis nga li mu wax ne lu jëm ci encadrement xale yi dafay des école yi ñuy jàngee ñoom parents yi ñoom ñooy def seen kéem kàttan ngir jàppale leen parce que ni ko seen morom di defee dañoo am droit
dem ci école dañu am droit formation loolu nag moom moo tax ki nga xam ne di Sobel ñu tànn ko parce que Pape Cheikh ki dafa yàgg ci xeex bi dafay def ay jànkat day def ay kuréel bàyyiwul benn yoon pour dimbali d'autres parents former leen boo demee si école bi moom da nga yaakaar ne sax fa lay liggéey tellement elle est engagée parce que dafa jàpp ne Malick mii comme li mu ko wax doom rek la te itam doom dafa sax ci xol rawatina nag mu nekk gune tey nga dem ba am 20 ans imaginez 20 ans yi mu dund ak doomam bi tey itam su koy xool da koy gën a bëgg nga gis cofeel bi am si diggante moom ak doomam ji di Malick am 20 ans donc tey waa Malick Diallo sunu jàmbaar Sobel Diallo la woon nekk fële ca Médina ñu koy sant bu baax di ko gërëm te itam ni mu ñu ibbilee xolam waxtaan ak ñun Pape Cheikh parce que ni ñu ko waxee lu mel nii yomb na parce que dafa jàpp ne wayjur la te itam wayjur liñ ko def Oustaz Assane mën na ci wax ne nag ku ne xam ne wayjur sàmm la donc dañ laa jox njaboot nga sàmm ko te yaakaar naa ni waree fam mi ngi koy doxal ba mat am na solo soxna Faty mu nekk la nga xamante ni macha allah comme ni nga ko waxee yàlla moom mooy tege nattu wax nañ ko sànq du ku yàlla teg nattu rek ñu war la daw wala ñu war la beddi wala war la tegee ne la déedéet ndax ñun ñëpp ay doomu aadama lañ yax yàlla moo wax wa laqad karamnaa banii aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahr wa razaqnaahum min at-tayyibaat audu billahi min asheytaani rajim yàlla nañu yàlla musal si seytaane ak jaxasoo yàlla daal li wax mooy ñun dañu teral doomu aadama wa laqad karamnaa banii aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahr wa razaqnaahum yàlla nee ne min at-tayyibaat wa faddalnaahum ala kathirin min man xalaqnaa tafdilan aaya ba ñëw na yàlla nee ne ñun yàlla dañu teral doomu aadama waaye yemuñu foofu lépp lu ñu bind yàlla nee na doomu aadama moom moo si gënal kon ku teral doomu aadama mel na ni suñu borom subhanahu wa taala moom nga teral te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne alxalqu kulluhum iyaalullah wa ahabu xalqihi ilayhim anfa'uhum li iyaalihi nee na doomu aadama yëpp mbindeef yëpp njabootu yàlla lañ ki yàlla subhanahu wa taala gën a bëgg si njabootam rek mooy ki ëppal njariñ nit ñi si jaamu yàlla ji nga xamante ni moom la leen tane lu leen siy dimbali maanaam ki nga xamante ni comme ni nga reportage bi ku ko mën a taxawu na nga ko taxawu ku ko mën a dimbali na nga ko dimbali ndax sa compte rek ngay def te ëllëg boo demee da nga ko say fekk ndax yàlla suñu borom subhanahu wa taala nee na képp ku ma lebal boo ñëwee dinaa la fay ba nga kontaan nga wax que léegi parents yi itam ñu mel nii bu leen ko yàlla nattoo ñu koy encadré parce que sallallahu alayhi wasallam moo ñu wax ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi yéen ñëpp ay sàmm ngeen te ëllëg ku si nekk boo ñëwee danaa la laaj njaboot gi ma la dénkoon naka nga ko sàmme tey jii nii am na ñoo xam ne ñu ngi def lu nekk ngir yàlla may leen njaboot donte la benn doom la yàlla defalu leen ko kon bu la yàlla suñu borom subhanahu wa taala defalee dara xañ ko ay yeneen i jaamam ya nga xamante ni xëy na defuñu sax yàlla dara mais yàlla la soob ndax moo ko wax nee ne wa yaj'alu man yashaa'u aqiman c'est ce que je lisais tout de suite ci benn réaction il y a tellement de femmes ou de personnes yu bëgg am doom mënuñu fexe ba am ko donc bu la ko yàlla baaxee ak nu mu mënti mel góorgóorlu rek nga def ni Sobel rey ci sa bopp dafa wax si alquran mu ne man maay xool couple yi may doom am na ñoo xam ne ay góor kese am ñoo xam ne ay jigéen kese am ñoo xam ne ay góor ak ay jigéen am na ñoo xam ne du ma leen may dara yàlla nee na man la neex man la soob ma dogalee noonu kon suñu borom subhanahu wa taala bu la dénkee njaboot nga xamante ni doomu aadama amul lu gën a foor njaboot si kaw suuf amul lu gën a foor doomu aadama si kaw suuf kon njaboot yooyu da nga leen war a protéger da nga leen war a aar waaye itam bu leen yàlla tegee nattu nga jàppale leen gunge leen ndax ku doon defar sa bopp yaay fiy dàq yaa fiy gën a réglé yaa fiy gën a nàngam physiquement mais yàlla suñu borom moom moo dogalee noonu kon parents yi bu ñu ko xamee noonu ak ñi nga xamante ni xëy na dañu bëgg a def te yàlla tax ñuy jàppale ñu mel nii ndax Faty dem ba wax naa ko dinaa ko répété fii jàmbaar nekku fi ku yàlla subhanahu wa taala jàppale dong moom moo fi yàlla dimbali rek fi nekk de moo fi nekk te am na yoo xam ne bu la ko yàlla dénkee boo tëddee xalaat war nga xam ne lii du pour yow rek yàlla daf la jox ne la partagel am demal nga séddale sallallahu alayhi wa sallam rek am na wax bu am solo bu ma waxoon mu ne man lam yaxtarim kabirana walam yaarif xaqa saxirana fa laysa minna nee na kii respecté wul suñu ay mag joxul suñu ay ndaw ay àq rawatina ñi nga xamante ne yàlla daf leen toog nattu di laago nee na kooku bokkul si ñun Baye Cheikh voilà en tout cas waaw Pape Cheikh comme li ñuy wax rek en général léegi les enfants aux besoins spéciaux la ñuy termes yooyu la ñuy gën di wax te di leen gën di bàyyi xel donc voilà Malick la woon ci ak yaayam Sobel voilà jàmbaar la ñu en tout cas et puis revenir un peu balaa ñu ñëw ci sujet dernière fois bi ñu ngi gis ay témoignages yu waa ko ñu Sobel Adji Gueye Bissory mi ci mbaaw mu ngi may xamal ni que Sobel elle a toujours été comme ça fatiguée ñoo bokk koñ mais bi
bi ñi nekkee xale ba tey bi Malick nekkee xale ba tey noonu la koy toppatoowee. donc nee na ma wallaay Sabel moom fatigué on habite ensemble depuis que mu nekk xale donc mu ngi toppatoo doomam bi et c'est ça. am na ñeneen ñoo xam ne ni am nañu ay doom yu amee ay jàngorook ay laago yàlla na suñu borom sàmm leen mais gën góorgóorlu rek parce que doom moom. ni nga koy traité rek noonu la ko waa mbedd bi di traité. boo amee doom di ko photoog di ko tàccoog di ko reetaan ak di ko kokkali di ko filmer bu génnee ci mbedd bi it ñu ñàkkal ko fayda waaye boo ko jëlee considéré ko jël ko toppatoo ko bu génnee ci mbedd bi itam dañu koy respecté et je pense que c'est un devoir pour chaque parent comme li Oustaz wax am nañu ko bëgg te amuñu ko donc bu la ko suñu borom baaxee ak nu mu mënti mel yàlla noonu mu la ko joxee noonu la ko bëggee voilà nga toppatoowee ko noonu keroog samedi ci quartier général bi itam wane la nga ñu ak sunu benn xarit boo xamee ni itam moom it dafa amee tawat bi reportage bi jàllee ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr réagir ci saa si ni dina ko jël prise en charge totale il paraît que respecté na engagement boobu la moom ak ñi mu àndal ci ministère tout à fait Pape Cheikh ndax démb ci dimanche bi ci la ñu dem foofu ci fi nga xam ne moom mooy kër njabootu kii di Abou Ndiaye loolu nag ñu ciy jaajëfal bu baax a baax Xayaar Lo nekk fële ca ministère de la santé ndax ñoom bi ñu demee Pape Cheikh li mu wax mooy dafa dëggal li nga xam ne moom la Abou Ndiaye doon wax ci reportage bi. parce qu'il faut rappeler que ministre bi ci boppam moo ko finance moo ci financement personnel ci ay moyens boppam pour jàppale ko ci ay moyens boppam la tax comme xam nga Pape Cheikh dafa amoon réduction ci privé bi ñoom loolu lañ topp donc séance yi dañ ko calculer ba décembre 2020 ñu fas yéene ko fay am partie bu njëkk boo xam ne joxe nañ ko ñu laaj leen aussi lu jëm ci wàllum transport bi ndax maa ngi ko doon wax ne saa yu ñuy dem xam nga booy dem Oustaz Assane lu mel rendez-vous yu mel nii taxi ngay jël donc day laaj ay moyens li ngay soxla donc loolu aussi dañ ko calculer mu nekk une somme de 900 000 francs surtout que ak crise bi mënoo bokk yi kenn xamatul ku feebar mënul nekk donc waa ministère de la santé ci turu Abdoulaye Diouf Sarr moom la daf ko def en tant que citoyen jàppale ki nga xam ne moom mooy Abou Ndiaye donc Abou Ndiaye ci sama kàddu di jaajëfal bu baax nag Pape Cheikh waa quartier général ku ci mel ne aussi Sophie Sarr mooy ki ñu gisoon ci béton bi ci kii bi nu mu tuddati lay xeer yi aussi moom tamit mi ngi leen di remercier bu baax ndax ñoom Jibi Cooy aussi yóbbu nañ fa li nga xam ne moom mooy ration dund bi am ñeneen ñoo xam ne waa No Stress Land ñi nga xam ne aussi ñoom ñooy tuutaan aussi ak xëy mi nga xam ne jox nañ ko bëgg nañ ko jox wala boog fas yéene nañ ko jox ki nga xam ne moom mooy doomam ak itam premier numéro bi ñu indi woon muy Matifal Pape Cheikh muy wax ne cas yoo xam ne yooyu yëpp am nañ suite te loolu aussi c'est grâce à quartier général faaw ñu wax ko ak aussi ci sa générosité sant yàlla da ngeen di tax ma fuuy quoi waaw da ngeen tax ma fuuy sant yàlla waaw tey sax damaa xaw a sedd maa jëm mag sama yaram neexatul laay yàlla baax na yàlla dolli sutura rek yàlla dolli sutura ba ñu àggaleeg sunu sago ñoom it kenn du ñoom ndax mënoon nanoo def kenn du réagir waaye gis nañu kilifa yëpp ak ci wàll yëpp que saa yi ñu soxlaa rek dina am ñu baax ñu réagir donc ñu ngi gërëm ñëpp sant ñëpp ñi mën ak ñi mënul ñi mën ñu ngi ciy dugal seeni doole ñi mënul ñu ngi ñaan donc yooyu yëpp ay atu la yoo xamante ni télévision Futurs Médias am na ko grâce à vous donc yàlla na suñu borom fayal ñu leen di nuyu ku mel ni Kouna Fall nag ab nabiyen la mooy borom yen waaw Kouna Fall soppey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Kouna Fall Kouna ñu ngi koy ndokkeel di ko ziar bu baax moom it nit ku baax la Kouna ñu ngi lay bégee Bintu Wadd lébu bi mu ngi fii Yoff wu Ngor jigéenu suma mag Ibou Diop Ndiaye ñu ngi koy ndokkeel bu baax Jili borom CSB moom it suma xarit la ab jàmbaar la ñu ngi koy ziar bu baax Mohamed Niang mu Serigne Saliou moom nee na xam na histoire verte na bi Mohamed Niang ma ne ko jërëjëf Mohamed sama li ma sol tey dafa werte waaye Mohamed Niang mu Serigne Saliou nga xam ne moom it ñu ngi koy xaar ci quartier général bi nee na miin na histoire bi Adja Dada Mbuub sama seexu Makka Dada moom Gutenberg nga xam ni ba ñu sànnee Jamra ba pare daa sonn tànk yi metti xam nga Dada rek sànni Jamra ca Minam walaay ñu sànnee Jamra ca Minam ba pare Dada luwee pus mooy ci yooyu ñuy toog rek nga xam ni di saa yi nga dox ba metti te dëgg Dada yàlla fàttewu ko yombul de waaye daa toog ci pus bi xam naa naar bi gis ni Dada daa diis mu ne ko jógal yow li nga may fay yëpp ruux
boobu neexul. Adja Dada ñu ngi koy ziar bu baax yàlla na jàmmam yàgg moom it nit ku baax la bëgg Sidi Hadj Malick ak njabootam bëgg loolu itam première dame bu Sénégal donc Dada ñu ngi koy ziar bu baax sunu ay xarit bokk na ci Ndeye Diop Cissé bëgg loolu suma xarit Babacar Ndeye Diop Cissé chéri Mbaye Sarr taaw Aïda Thiam ca Italie donc Ndeye Diop Cissé chéri Mbaye Sarr Cissé taaw Aïda Thiam ca Italie moom it ñu ngi koy ziar di ko ndokkeel bu baax ndax taxawaayam moom it nit ku baax la léegi nag li ci des mooy ñu continuer ak ndimbal yi ci 88 628 22 22 en attendant mën nañu ànd itam ak Sophie moom it dafa teel a beru Sophie moom dafa teel a jël ay matuwaayam ci yi mu ñuy toggal tous les soirs ci quartier général nanu ko déglu Sophie ñu ngi lay nuyu et puis on va se retrouver boo noppee bëgguñ dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg namuñ dara